waaw ñoo ngi leen di dalal di leen nuyu di leen sant di jiital ci sant gi nag ñi nga xam ne ñoo tax ñu daje fii ci bisu tey bi muy allemand yi ñuy wax coopération allemande nga xam ni ñoom ci seen bànqaas bi ñuy wax GIZ ci programme bu ñuy wax réussir ñoo financé programme de formation ak renforcement capacité bi nga xam ni dañ ci ko jagleel ndaw yi mooy ñi am fanweeri at ak juróom jëm suuf jagleel ko aussi ñi nga xam ni dañoo nekkoon bitim réew ñibbisi loolu amul ay at ak jigéen ñi ñu dajale fi tey ñaar fukki ndaw yoo xam ne dañ leen di tàngat pour que ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi déjà ci activité ñu nekk ay patron industrie ak entreprise et mën a créer aussi ay projet dina xam sax créer nañ ko ñu ci ëpp parce que ñun tànn fii ñëpp ku nekk yaa ngi ci dara mais ñu restructurer waat seen projet yooyu taxawaat ci pour que mu gën a méngoo ak ni nga xam ne noonu la projet di doxe ñu gën a mën a xam nu ñu koy dundale ñu gën a mën a xam également nan la ñu koy téye ci anam yi gën a rafet ak yi gën a jub ak yi gën a méngoo ak li législation bi wax ba mu nekk des projets à succès nga xam ne bu sama ëllëgee ñooñu kat dee ñu nekk ay patron entrepreneuriat donc des patrons d'entreprise donc ñoo ngi sant bu baax sunu partenaires yi nga xam ne ñooy partenaire technique et financier Sénégal mu tombe nag ak période boo xam ne Sénégal dafa jublu ci utal ndaw yi am xëy muy nag loo xam ne dafa jafe parce que ndaw yi ñoo ëpp ci population bi ñu war leen a tàngat ba pare utal leen am xëy muy loo xam ne bu ñëpp ci war a jàpp partenaire technique et financier Sénégal yi war cee jàpp mu correspondre ak programme bu ñuy wax PAP 2A mooy relance économique boo xam ni PSE bi daf ko définir président bi wax nag ni ay délais yu gàtt war nañu ñun ñëpp ku nekk ci fi mu nekk ci goxam mu xool nu mu war a jàppe te programme bi bokkul ak programme mu état boobu waaye da ci coopération allemande bi dafa jël décision moom anticiper commencer liggéey donc yéen di ngeen am avance boo xam ni boo liggéey bu la ñëwee itam ñu lëkkale ko dina fekk ngaay am avance bu am maana kon loolu moo na fi dajale tey ñu tànn nag ci ñi fi daje tey ñaar fukki xale yoo xam ni ci ñi gën a xarañ gën a mën a am taxawaay pour créer ay entreprise ci la ñu bokk donc mooy yéen ñi toog fii ñu leen di sant nag di leen gën a ñaaxaat di leen wan ni suñu gox bi kat am na yaakaar ni bu ngeen jógee fii ba ku nekk yor entreprise am suñu gox bi na bokk ci gox yi nga xam ni day gën a am koom ci Sénégal bu ku nekk defee sa gox nag ba mu bokk ci gox bi gën a am koom Sénégal ba nuy concurrence kuy jéetu bu boobaa Sénégal dina am koom dina utal am xëy ay ndawam et ku nekk di nga am jàmm donc ñoo ngi leen di sant di remercier médias yi aussi di remercier ñi nga xam ni ñoo ko organisé sama adjoint au maire a ngi ni toog président coopération président jeunesse et formation ak formateurs yi nga xam ni expérience la ñu am parce que ay industriels lañu ay analystes financiers lañu ay cabinet d'études lañu yor liggéey ci institution yi gën a mag muy banque mondiale ak banque africaine ñoom ñoo ñëw fii tey pour former leen donc ñu déglu leen parce que ku ci nekk am na lu mu mën a expliquer bu baax a baax a baax donc madame Ndour que waa Ngaye am na nu yaakaar ci partenariat parce que bëgguñu mu yem fii bëgg nañu ñu gunge ñu ba xale yi nga xam ne dañ leen former tey ñu am xam-xam boo amee xam-xam nag da ngay bëgg a installé wu ñu mën a installé wu te xam nga li gën a metti ci installé wu mooy am accès ci ay ressources yoo xam ni yu xaw a woyof la ndax ressources yi ni am ñoom kat pour def seen liggéey yi ñoo ngi koy am ci ressources yoo xam ni taux d'intérêt yi mooy microfinance yi dafay jéggi léeg-léeg dayoo ba ëpp ay 20%. kon ñoo ngi lay sant ñoo ngi leen di gërëm di dalal ñëpp di sant ñëpp wasalaam. Je m'appelle Rokhaya Faye, je suis conseillère technique en perspective et communication au niveau du programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande. waaw tey li ñu boole tey fii nii dañu am ndaje bu ñu organisé ndaje ak entrepreneur u commune bu Ngaye Mékhé dañu gis ni Ngaye Mékhé bëri na trop ay secteurs porteurs. mais li ci ëpp xëy na génnul wala ñu bëri xamuñu ko wala ñoom xamuñu fu ñuy jaar ndaw yi
te ñun programme réussi au Sénégal dañu am suñu cible jeunes 15 à 35 ans ak migrants de retour yi te suñu liggéey mooy nañ la ñuy def ba nga xamante ni dinañ leen tàggat ba ci li ñu nekk ñu mën ci jëriñoo wala aussi ñu fekk leen ñu nekk ci dara wala ñu ñàkk nekk ci dara ñu jàppale leen ba nga xamante ni ci li ñu nekk dinañu suqaliku waaye nag duñu yem rek ci loolu dañuy sensibiliser di leen ñaax di waxtaan ak ñoom di xam seeni mbëbët di leen booleeg ak expert ñu lay ñu leen di wan yoon bi ñuy weccoonte xalaat parce que loolu waxtaan boobu ñuy def daf ñuy permettre ñun ñu mën a doxal suñu liggéey mais itam ñoom ñu mën a xam fan la ñuy teg seen tànk ba nga xamante ni dinañu mën am accès ci structure yu mel ni suñu bos comme programme Réussir au Sénégal semaine bi nag yépp ñu ngi fii ci commune bi lëkkaloo ak mairie bi ñi lëkkaloo ak mairie bi dina am série de formation boo xamante ni une semaine lay dem une formation d'une semaine sur tout ce qui est nan la ñuy def ba créer wala gérer sa entreprise bu ko weesoo am nañu mini foire bu ñu organiser permettre ñi nga xamante ni ñoom mënuñu bénéficier ci formation bi ñu mën a wane ñoom seeni liggéey bu rafet bi ñuy def te nit ñi gisuñu ko bu ko weesoo aussi am na série de waxtaan yu ñuy def sous forme de panel donc dinañu wax ci secteur yu bëri mais toujours en relation avec l'entrepreneuriat notamment luuma des idées bi ci am mais également waxtaan boo xamante ni ñoom ak bénéficiaires yi lay doon mu doon benn té débat en relation avec seen thématique gu formation bi donc semaine bi yëpp loolu la ça sera une semaine riche en échange mais également sottante xalaat waxtaan formation donc loolu moo indi tey activité bi. Bonjour, je m'appelle Astou Ndiaye Touré, je suis directrice de l'unité de production d'équipements solaires Abdoulaye Touré et présidente du GIE Palette. Solo formation bi mooy ñu gën a am jumtukaay yoo xamante ni dinañu fexe ñu gën a doxal sunu entreprise. Yaakaar naa ne loolu la ñuy xaar ci formation bi nga xamante ni GIZ moom moo ko financé en tant que jeune dañu créer sunu entreprise pour nekk sunu patron bopp relever ay défis gox bi nu nekk tamit ñu jariñ leen parce que entreprise yu ñu yor ñu ngi ciy employé ay jeunes ñoo xamante ni ñi ngi jàng ba pare yor seeni diplôme ñi ngi nekk di liggéey ak ñoom difficulté yi ni am peut-être que parfois lu bëri daf ciy tënk problème de visibilité daf ciy am xool nan la ñuy demee pour am ay financement je pense que tey loolu la ñuy ñëw pour jàngal nu fi nan la ñuy dem ba bu ñu demee ci banque yi ñu demal suñu bopp dinañu mën a jox xaalis ak lu ñu soxla yépp